ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Net 24 dellusiwaat nañ di am mbégte fii ci Sunugal 24 di ci ànd ak mbokk internet ak képp koo xam ne ñu ngi ñuy suivre tey nag comme niñ ko baaxoo defee chaque samedi di ci ànd ak sunu consultant en marketing digital Amadou Pouye Amadou ma nuyu la. Moustapha maa ngi lay fay. naka samedi bi. waaye nii grand sa chemise bi rafet na. ah merci yow sa bos bee ko dàq tey nag Amadou lii la ñuy waxtaanee. téléphone loo xamante ne addina bi fi ñu toll nii yëpp mën nañ ne amul fooy dem doo ko fa fekk. dëgg la mu am avantage am inconvénient fa mu dooree di mbir yoo xam ne téléphone mi ngi ko société bi kon dafay jot ñu amal ci taxaw seetlu. côté technologie bi côté société bi côté yu bëri ñu fas yéene ci ànd ak yéen ci biir émission bi mais Amadou dañuy doore suñu émission mooy ak téléphone. oui conception bi. dëgg la loo ñu ci mën a leeralal. li may tàmbalee Moustapha mooy ñu bëri xamuñu ko. mais pour wax impactu téléphone un peu ci xayma yi li ñuy génne chaque seconde ñu ngi jaay 57 téléphones dans le monde entier chaque seconde. 57 téléphones. 57 téléphones maanaam seconde bu jaar rek jaay nañ 57 secondes ci xayma ci àddina bi yëpp chaque seconde loolu da lay jox un peu maanaam àddina fu mu toll ak nit li mu sékk ak téléphone te loolu day mel ni moom lañu bëgg waxtaanee tey. te déjà ci conception bi loolu njëkk doy waar ndax téléphone li ci ëpp téléphone yëpp muy Samsung di iPhone di yëpp seen conception maanaam conception mooy xam ne écran bi nii lay mel design bi nii lay mel téléphone bi lii ak lii lay am li koy décider conception bi li ci ëpp États-Unis lañ koy defaree. matériaux yi li ci ëpp Afrique lay jógee ak Asie matériaux yi bu ñu ko assemblé ba pare ci ay dëkk yu jafe yu bokkul nag lu ci mel ni coltan bi ñu ngi koy jëlee Congo wala jëm ak yeneen benn bu ci ne ak fi ñu koy jëlee bu ñu ko dajalee ñu ngi ko dajalee jëmee ko ba Asie la ñuy assemblé matériaux yooyu yëpp ngir defar téléphone yi. bu ñu defaree téléphone yi ba pare yan ci lañ koy soog a acheminé nga xamante ne téléphone loolu daa bokk ci kéemaan yi maanaam fi ñu koy concevoir fi ñu dajalee si matériaux de base yi ak fi ñu koy assemblé ak fi ñu ko jaayee du benn mu mel ni léppay 70 daanaka matériaux yu bokkul moo ci dugg or palladium argent cuivre ak yeneen. ñoom ñëpp dañ leen di jëlee ci ay dëkk yu bëri ñëw. tudd nga ko léegi say wax ci matériaux yi nga xam ne ñoom la ñuy defaree téléphone mais Amadou dama lay poser question bi nga xam ne rek ñu bëri dañ koy laaj ndax Afrique dina ci gis boppam ndax am na yoo xam ne Afrique lay bàyyi ko. Moustapha Afrique mun naa wax de prime abord que du ci gis boppam pour deux raisons. Premièrement ci ëpp yenn saa yi ñu bari ay organismes ay ONG ak ñeneen ñu bari ñu ngi dénoncer les conditions dans lesquelles la ñuy exploiter fu mel ni par exemple mun naa jël exemple coltan bi ñuy jëlee Congo ñu bari ñu ngi dénoncer lu mel noonu ndax benn ressources yooyu day jeex bu jeexee fan lañ jëm est-ce que ñaare ba maanaam ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey jëriñuñ ci dëggantaan. te état yi ci boppam ñu ci ëpp ci li ci ëpp du ñu am ay contrat yoo xamante ne dina tax ba état yi ñoom ci boppam ñu jëriñu ci loolu. donc loolu en Afrique en tout cas c'est un grand problème. Afrique du si gis boppam kon su ma la déggee bu baax. Afrique du si gis boppam ok économiquement. économiquement par contre téléphone dox na parce que économiquement day engendrer 780 milliards de dollars rien que tout ce qui tourne autour téléphone. des téléphones c'est-à-dire ñi nga xamante ne batterie rek la ñuy defar di ko jaay ñi nga xamante ne assemblage bi rek la ñuy liggéey ndax ñi liggéey ci wàllu téléphone bokkul ak ñi nga xamante ne ay marque lañ dañuy jaay rek ñoom. donc li plus tourner autour de téléphone dafa bari donc day engendrer ci lu toll ci 780 milliards de dollars. kon loolu 780 milliards de dollars du lu ndaw. non du lu ndaw benn milliard de dollars boo ko doon xayma mi ngi toll ci 550 milliards de nos francs. mais xam nga loolu lépp lu am solo la ba tey man Afrique dama ciy dellu siwaat loolu tey jii. waaw paaru Afrique ci mbir moom yëpp côté économique Afrique est-ce que parce que dafa mel ni ñoom dañuy jaayaat rek. mais est-ce que jaayaat boobu tamit Afrique mi ngi ciy gis boppam. Afrique matériaux yi la ciy gis mais la ciy am matériaux yi de base yi. matière première bi mooy génnee Afrique bu weesu bu génnee Afrique dañuy dem defaree ko feneen conception bi kenn defaree ko Afrique dellu si jaayaat ñu ko ñun suñu téléphone yi ñu yore dellu si jaayaat ñu ko. alors que li ci ëpp ci liñ ko defaree
moo xam argent bi la moo xam coltan bi moo xam palladium bi ak leneen lu bari Afrique lay jógee. am na ci yeneen yoo xam te ne Asie du Sud-Est la jógee gaa waaye am na ci yu bari yu jógee Afrique. mais Afrique wax dëgg yàlla du ci gis boppam est-ce que am moo tax sax ñu bari état yu bari ñu ngi jéem a liggéey ci Afrique jéem a am conception boppam di jéem a am ay idée boppam di jéem a am ay solution boppam. ndax loolu dina yomb Afrique jéem a dem ba jël mbir mi boppam comme am na ci ay matériel tamit mu def ay pexe su ko defee mu mën ci gis boppam ndax loolu dina yomb. Moustapha loolu émission la ndax mi ngi mel ni loolu fi ñu ko yaakaaree du ci état yi ndax état yi mécanisme yi ñuy doxee ak politique yi ak ñi leen di jàppale ak fi ñuy jëlee financement seen doole mayu leen ñu organiser peut-être ñu orienter seen politique nu ñu ko bëggee waaye ñi koy mën dëggantaan mooy entrepreneur yi. état bi nag xanaa mooy mën entrepreneur yooyu nga xamante ne ñuy tuddee les start-up nga xamante ne nañu am ay idées yoo xamante ne ce sont des idées novatrices ay ba pare di ci ay domaines informatiques ay domaines yu porteuses ñooñu ay domaines yu porteurs ñooñu la ñuy mën di leen jàppale ngir wax dëgg yàlla ñu dem ba taxaw. loolu ñooñu laa yaakaar ne ñooñu mën nañ dem ba indi yu taxaw defar yoo xamante ne day mën ni taxaw. bëri na avantage téléphone bari na ay avantages te dafa booster économie bi la joignabilité avant nit ki bu nekkul woon këram doo ko mën a jot léegi téléphone portable yi loolu dafa changer joignabilité usage bu facile bi aussi xale yi sax da nga gis xale bu ndaw jëdu bërki dem boo njaay boo ko joxee téléphone léegi xam na nan lay scroller mën naa dugg ci application digital native yi mën nañ dugg ci application foo génnaat boo amee appel ñoo la am nga appel sa téléphone yi donc facilité bi et puis prix bu accessible mën nga am benn téléphone boo xamante ne di nga ci am application de base WhatsApp ak yooyu di nga mën dana permettre au moins nga mën a communiquer. ou de gamme yi c'est vrai que day cher mais loolu mooy avantage yi. mais souvent fii dañuy gis problème marque dafay posé ci avantage yi. oui ndax marque bi tamit doon na si loo xam ne lu am solo la parce que ñenn ñi dinaan moom man su ma amul par exemple marque sangam jarul may am téléphone. loolu marketing bu téléphone bi moo dem ba ëpp doole nit ñi waaye loolu foofu nit ñi xam ko di nga gis yenn saa yi téléphone boo xamante ne mën naa tabax néeg de. day am. bu tabaxul kër it dina tabax néeg. dëgg la te benn téléphone rek lay doon wala téléphone boo xam ne day dem ba day ëpp prix ordinateur. loolu tamit day am waaye lépp mi ngi aju ci nit ki moom mu xam li mu soxla ak li mu méngul ak li posam attan te am ci. inconvénients yi bari na ci wàllu santé d'abord ma ngi koy profiter sax di ko wax médecins yi ñu ngi aye lu bari ngay nelaw ba pare sa téléphone jege la te ñu ci bari ci ñun nañ koy def ndax téléphone matériaux yi ñu ko defaree. bu amee électricité ak batterie bi surtout bu faible day am ay ondes yu dangereuses. bu batterie faible surtout. bu batterie bi faible dafa may ondes yu muy dégager yoo xamante ne baaxul ci yaramu doomu adama mën naa dem ba indi ay maladies mën na perturber maanaam cellules yu doomu adama yi mën nañ ay maladies yu ay tawat yu doy waar. leneen li itam mooy dañoo seetlu ci xayma ne am na lu tolloog 100 millions de téléphones ci àddina yoo xamante ni seen borom li tax ñu jënd téléphone bu bees dañoo amoon envie rek jënd téléphone bu bees. waaye téléphone bi dara jag yu amul dara jotu ko mooy sa genre rek am xaalis rek jënd joor beneen téléphone. Safa yaa ngi tooñ. ñooñu nga xamante ni en fait 100 millions téléphones yooyu dañuy jël denc ko te xamuñu nuñ ko def. kon muy mel ni am na 100 millions téléphones yoo xamante ni seen données personnelles yi ci ne dañuy bañ mu tas am na ay photos yu ci ne. yoo xamante ni seen photo la wala am na seen document yu ci ne yoo xamante ni seen document la. mu toll ci 100 millions. 100 millions téléphones ci xayma xamuñu nan lañ koy def. loolu problème bu njëkk bi deuxième problème bi itam mooy. téléphone matériaux yi ñu koy defaree dafa matériaux yooyu palladium yàgg-yàgg day jeex. coltan mi ñu koy defaree day jeex. argent cuivre tantal ak yooyu yëpp day jeex bu jeexee mais or bi surtout ak argent mi ñu koy defaree yooyu yëpp day jeex donc yooyu bu jeexee fan lañ jëm nan la ñuy defaree est-ce que duñu wut yeneen solution donc loolu problème la aussi. beneen problème bi aussi mooy ni ñu bëri xamuñu ko mais téléphone yi dañuy dem ba mi ngi tàmbalee bëri ci àddina. ak wàllu 5G bi aussi xam naa ne après. dinañ ci ñëw. waaw dañ ci gën a. mais ba tey man damay des ci inconvénients yi waaw. bàyyi nga continuer. waaw mais surtout ci wàllu inconvénients yi aussi sur le plan social. da nga gis ñu bari ñoo xamante ni seen wàllu liggéeykaay dañ leen di yóbbu ci yenn saa yi sa patron mën naa la sax liggéeyaloo sa kër. te jaaree ko ci téléphone. te yow boo mun ko sax dem ba sa kër di continuer ci liggéey. dañuy def télétravail waaw. mais ba tey man côté société bi laay gën a taxaw. oui parce que bëri na diggante yoo xam ne actuellement téléphone moo ko yàq wala yoo xamante ne appel yi message yi donc bëri na loo xam ne téléphone mi ngi ko yàq ci biir société bi est-ce que du foofu tamit dafa am yoo xam ne ñu ñoo ko comprendreul wala dafa am loo xam ne ñi ñoo ko war a xam ci biir téléphone parce que yaakaar naa ne bu éducation ba ca war wala xam-xam ba ca war bu amoon yenn erreur yi nañ ko éviter. Moustapha joignabilité bi le fait que nit nekk fu ne
mën a jot keneen ku nekk fu ne dafa am conséquence bu rëy joignabilité bi di nga gis kenn koo xamante ne xale bu ndaw lay doon day mel ni léegi bu njëkk boo tëjee sa doom sa kër rek daanaka musal nga ko ci bari ci lu bari waaye jamono jii boo ko tëjee sax te mu yor téléphone maanaam daanaka mi ngi mën na jokkoo ak àddina mën naa gis lu ne mën naa dem fu ne ci monde virtuel bi ba ci monde virtuel bi mën naa dajeeg ay mën naa xam am na ñoo xamante ni sax mën nañu dem ba am ay xamee ci Facebook ak yeneen yu bari donc loolu laaj na effectivement benn accompagnement ba ñu wax ak xale yi ñu xam nan la ñuy utiliser seen téléphone xam nan lañ ci jëriñoo te bañ cee loru parents yi aussi ñu yee leen ci ñu bañ a am benn approche éducative bañ a am benn approche boo xamante ni dañuy ñëw rek bàyyil defal lii bàyyil lii parce que koo xamante ni mi ngi ak moom tout le temps boo demee ci ginnaawam lu ko neex la ciy def donc éducation la laaj rek ak accompagnement ba sensibiliser ci ba ñu xam ne maanaam lépp lu observe lu xas ba dugg ci téléphone bi ñoom rëcc na leen ba faw ndax yaakaaroon na accompagnement boobu nga noonu ko wax ni parents yi ëpp ñu ci taxawaay parents yi am nañ ci taxawaay mais communicants yi aussi am nañ ci taxawaay ngir yee nit ñi tout le temps di ko leen fàttali ne internet dafa am ay njëriñ lu bari ba bu ñu nee internet tey jii téléphone moo tax ñuy wax am na ay njëriñ lu bari mais aussi am na ay lor ci mën a jógee lépp mi ngi aju ci ni ñu koy utiliser donc utilisation boobu dañ leen joxoon ko jox nit ñi rek nit ñi lancé wu ci di ko utiliser waaye mi ngi mel ni maanaam jumtukaay bu ñu jox nit te kenn waxuñu la maanaam dëgg noo koy jëfandikoo ak noo koy jëriñoo. te loolu mën na indi problème yu rëy. léegi dañuy dem ci 5G bi coow li bëri na ci 5G bi. 5G bi coow li jamono ji 5G bi wax dëgg yàlla coow li bëri na ci lool mais 5G bi en fait dañuy wax d'abord lan mooy 5G. 5G moom la ñu tuddee cinquième génération. cinquième génération. ñun Sénégal fan lañ tolloogum. Sénégal Orange nee na moom am na 4G. waaw ñun ñaa ngi koy weddi. am na ñu koy weddi ci parce que ci yenn zones yi. nee nañ yow am na ñu naan ci yenn zones yi 4G bi ab eggagu fa. mais 5G bi doole bi muy indi mooy da ngay mën a télécharger 10 à 20 fois plus rapidement. loolu mooy lan loolu conséquences yi bés bu amoon Sénégal day bari ndax am na ay lu mel ni ay jeux en ligne yoo xamante ni Moustapha ñu bari xamuñu ko fi Sénégal mais am na ay jeux en ligne yoo xamante ni nit ñi mën nañ ciy gagner ba ay 120 000 euros ay 100 000 euros 80 000 euros. ci jeu ay maanaam loterie lay doon wala. du doon loterie mais ay jeux jeux xale di comme jeu PS Xbox PS ainsi de suite donc jeux yooyu bés bu 5G bi duggee ñii nekk Sénégal te di yëngu lool seen wàll seen ñu mel ni yow nga xamante ne dañuy fonk wàllu football beeg yooyu. dañuy mën di monétiser ci domaine boobu. 5G bi dafa bëri ay conséquences. dafa bëri 5G bi day indi ay possibilités yeneen dañuy mën a développer. maanaam bëri na njariñ. dafa am yeneen xeetu njëriñ day mel ni téléphone day bes ak takk. day mel ni ça ouvre un nouveau monde parce que ça ouvre toute une frange de possibilités wax dëgg yàlla mais dafa nag ay enjeu aussi enjeu bu indi xëccoo bu rëy diggante États-Unis ak Chine ndax Huawei jamono yee passé demoon na ba waxtaan ak Angleterre ngir seen équipement yu bari ñu def ko Huawei. Angleterre sax demoon na ba d'accord ko waaye day mel ni fan yi ci ginnaaw Boris Johnson da cee rocceeku ne jàpp léegi jëm 2027 ñoom dinañ liggéey ci lépp lu ñu am ci équipement Huawei dañ ko jàpp dindi. lu tax mooy dañuy ragal ne bu ñu utiliser ay équipement Huawei Chine moom ko te Chine ni mu jegee état chinois ni mu demee ak ay entreprise am dañuy ragal ne Chine day jël seen données personnelles day jël seen ay information seen i big data. te jamono yi big data dafa xeex bu rëy la ci àddina. dafa ci nekk dafa am solo surtout sur le plan économique. boo xamee sa nawle wala pays sangam économiquement lan mooy ay réalité da nga koy gën a mën a manipuler da nga koy gën a mën a féete kaw. donc loolu tamit enjeu bu ci am la protection de domaine professionnel Google tamit mi ngi doon xëccoo yu rëy ak Huawei ngir Android bi nekkoon ci Huawei Google nee na moom da koo jàpp dindi ba mu set wecc ndax yu mel noonu moo tax. kon xëccoo bi am na solo trop ñu xam ne 5G bi moom narul yomb kon boobu mooy. non du yomb parce que enjeu yi moo rëy. enjeu yi ñoo bëri. Amadou lan ngay jeexale li ñu amoon ci waxtu daanaka jeex na. xanaa wax ne téléphone mënoon nañ ci gën a détaillé. doon na intéressant xajul ci benn émission. doon na intéressant ñu am benn psychologue peut-être wax ak moom ci lu ñu war a mën a tuddee la psychologie des interfaces. ndax nit ki ni muy waxee ci téléphone am
li ngay wax ak WhatsApp kenn koo xamante ni gisoo ko ak boo jàkkaarloo moom. mais seen gëstu itam amul ay jàngoro yu mën a indi wuyu téléphone yu bëri yi. mais ñoom bi ji nga xam ne dañuy wuyu téléphone fu ñu toll rek. mooy li ma la wax ondu yooyu noonu. waxuma sax nopp mais mën na dem ba laal cellules yi yàlla nañ ci yàlla musal. ndax médecins yi nee na ni li wuyu téléphone lu bari ci jël téléphone bi di ko taf ci sa nopp moom baaxul c'est dangereux. moo tax léegi ñu wut ay écouteurs di ci. écouteurs yi bluetooth bi sax boo ci exposé lu yàgg nit ñi xamuñu ko mais dafa am ay danger. bluetooth bi sax kon am na kon fu nit ñi di muccee. fi mu ne ni kay xanaa pexe ndax pexe am na sax Moustapha. fi mu ne wax ji loolu la de. mais ñii tamit ñi ngi wax jël téléphone def ko sa poche dënn wala jël téléphone poche dënn yooyu tamit nit ñi dañ koy soulever souvent. waaw surtout poche yi jege tànk yi moom nee nañ poche tànk yi moom dégg naa ni c'est extrêmement dangereux loolu dégg naa ko. Mais boo ko def poche tànk foo koy def. waaw loolu mooy kii man moo tax ma dañ ñaan yàlla rek xanaa ñaan yàlla mucc rek waaye kii man la de téléphone moom jamono ji kéemaan na xanaa ñaan mucc rek ak ut pexe. dëgg mu bàyyi la dafa jot nag dafa jot surtout loolu mooy mën na doon dernier message bi ñun africain ak ñun sénégalais ñu fexe ba tàmbale wut suñuy pexe bopp justement parce que matériaux yi matières premières yi fii lay jógee. nit ñeneen ñi koy xalaat États-Unis la ñu ne ñi koy defar ñu ngi Asie. waaye matière première fii la jógee. fii lay jógee ñoom ñu togg ko. ñoom ñu xalaat ko ñu yónnee ñu ko ñu jëndee ko fi dem defari ko Asie wëlbatiku ñun jaay ñu ko. ñu génne ko ay millions. donc loolu lu mat a bàyyi xel la. loolu mooy Afrique. waaw loolu mën naa bàyyi xel loolu fa na laaj na taxaw seetlu. laaj na taxaw seetlu te xam naa émission yi di ñëw incha allah dinañ xool nañu koy gën a yaatalee Net 24 la mbokk yi internautes yi ñi lañ koy defee à chaque semaine rek ñiy ñëw fii indi leen benn point boo xam ne dafay ñeel technologie ñu ciy ànd ak consultant en marketing digital Amadou Pouy di koo xam ne am na xam-xam trop lu jëm ci wàllum internet ñu koy jaajëfal ci disponibilité am ak ni muy collaboration yi mu am ak waa kër gi Sunugal 24. yéen ñi àndoon ak ñun tamit ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ñi ànd ak ñun Biggy Jackson moo nekkoon ci technique bi jaa ngeen jëf ba samedi incha allah. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax